def nii na def ne loolooy opposition fii depuis 2012 ku fi manifester jàpp nañ la tëj la kaso mbaa ñu yóbbu la police nga am fa ñaari fan ñetti fan fanaan ci karo yi et cetera c'est pas possible 60 ans après l'indépendance dafa doy waar trop bon donc nañu fexe ba situation bi dal bu ko defee ku nekk dem toppatoo ji sax bu boobaa nag la ñuy seet ñan ñoo mën a ànd maanaam ñii ñoo bokk gis-gis ñii bokkuñu gis-gis ñii bokk nañ ko fii wute ko fee nangam yooyu moom c'est après mais fii ñu tollu tembe li ëpp solo mooy ñu fexe ba réew mi teguwaat ci yoonu démocratie. mais kon da ngeen gis ni démocratie bi ñëpp doon ndamoo jëm ci Sénégal. xam nga gars yi ngay wax ni yaa ngi naan cocktail mais cocktail bi kay ci ñoom la ëppee. waaw mais lii ñoom mooy yéen rek c'est-à-dire c'est un constat général boo nga xamante ni dañu ko def en 2000 noonu la demee woon. y avait des gens yoo xamante ni dañu fi bëggoon jëlee socialiste. en 2012 c'était la même chose. li ëpp solo je crois mooy bu fekkee ñëpp d'accord nañ ne vote bi tegu na ci yoon wala dina tegu ci yoon li ciy des mooy ñi mën a ànd yaakaar ne ñoo xaw a jege gis-gis par exemple kii ne mbay mi moo ëpp solo ci Sénégal ku ko yëkkati réew mi kii ne déedéet industrie moo ëpp solo ku ko yëkkati réew mi kii ne non nañu jiital njàngale mi yooyu la ñuy warante kii ne wér-gu-yaram yooyu la ñu war a di warante ci am réew opposition ak pouvoir loolu la ñu war a discuter mais yii ñuy discuter diwa nga ca kaso ba diwa nga ca police ba diwa nga ca tribunal ba yooyu war nañ ko weesu. mais yéen du ñu ci dégg yéen ñu tàmmal loolu alors yéen opposition bi yéen wax loolu débat d'idées dafa amoon ci Sénégal nañu ko wax. mais dafa war a am non mais kooku la faute à qui. man ngay waxal. non yow laay waxal parce que yow yaa nekk njiitu front patriotique pour la défense man ngay de la waxal République. mën naa la tontu. novembre 2013 def naa këyit goo xam ne ab téere la téeméeri page la ak juróom fukk ma wax ci ma vision du Sénégal. wax naa mbay lan mooy place am njàng ak njàngale lan mooy place am wér-gu-yaram naka la war a demee industrie naka la war a demee lu ne école bi lu ne wax naa ko ci. te mi ngi ci internet. mais apparemment dafa mel ni kon dégluwuñu la parce que njàng meeg njàngale. waaw xam nga Sénégal dafa jàngoro yi dafa bare booy wax lu amee solo noonu du am yéen mosu leen maa invité fii di ma ci laaj keneen nit invité wu ma di ma ci laaj mais bu fekkonte gars yi dañoo xeex ca plage ba ku ne dinañ la invité laaj la kurpeñ yi nu mu demee yàgg waa ji ku gagné. yooyu moo intéressé. mais aussi loolu feebar la nag feebar la. honorable njàng meeg njàngale mi aussi bëri na problème ndax opposition bi lan moo war a duñ leen ciy dégg ñuy communiquer di ci joxe seen avis aussi. avis bi ñu ciy joxe daal mooy ne ñu ngi ci wetu jàngalekat yi di leen jàppale. parce que dañu signé ak gouvernement bi li ngeen di laaj mën naa ne te dinañu ko def ba noppi defuñu ko nag ba noppi ne bu ngeen fi waxee sax ñu dàq leen. voilà non man ba ma nekkee ci gouvernement aussi je disais on ne peut pas signer ba pare te doo respecter. boo signé da ngay respecter boo mënul a respecter nga ne du ma signé. mais mën nañu saluer liggéey bi nga xamante ni kilifa diine yi def nañu ko quelque part dafay wane ni kilifa diine yi dañu am suprématie ci les politiciens wala. boobu comparaison baaxut c'est une mauvaise comparaison. lu tax nga wax loolu. c'est-à-dire maanaam looloo yàq réew mi nag far ma wax la ko tey. yéen bu ngeen tëlee. lool sëriñ si fexe ba mbir mi saafarawu kay nga ne looloo yàq réew mi. bon d'abord tële kay moo yàq réew. d'abord tëleeg bañ a tële kooku ñi yor réew mi di discuter ak enseignants yi nga ko war a wax. pas opposition non politiciens yëpp damay mën non loolu dafay yomb ba mu ëpp. non damay mën non ma ne ñi ñu fi teg dénk leen réew mi ñoo war a régler problème bi. c'est pas parce que ñoom réglé wuñ ko ñu war ne kon yéen a ñëpp a yem xam nga loolu itam. non mais yéen tamit am ngeen seen mot à dire par rapport ak loolu. dama ne nanu moytu Sénégal aussi taxawaayu naafiq daf fi xaw a bare nañu moytu yooyu ki nga dénk mbir mi te mënu koo defar booy tuumaal moom ngay tuumaal waaye waroo jël ka toog fee doonul dara ci mbir mi. nga bëgg xaaral ma ñëw c'est-à-dire dañu nekk ay régulateurs sociaux. may ma yeggale tuuti parce que moom su ma yeggalewul gars yi duñu mën a xam li nga ma laaj lan moo ci sama tontu parce que da nga dugal sëriñ si ak gouvernement bi. di comparer ma ne la loolu bokk na ci liy yàq sëriñ si
seen place ak seen rôle ak seen mission bokkul dara ak gouvernement bi place am ak rôle am ak mission suñ leen di comparer sëriñ bi ak ministre bi wala xalif bi ak président de la république kooku man ànduma ci. mais mën nañ ko def parce que gis nañu ay sëriñ soo nga xamante ni dañu am ay parti politique. am nañu ay sëriñ su dugg ci politique bi. ñooñu ay politiciens lañu ñooñu ay politiciens lañu. El Hadj bu ñu ko déggee waxtaan bi sa jeexul mais lim la bëgg a wax moom mooy bu cër yëpp yemoon am ñu gedd seen cër maanaam. kilifa diine dañoo am cër politiciens yi am cër. donc waxtaan bi moo jeex loolu waxi wolof la mais dëgg-dëgg ji daal moom moo di ni les religieux ont réussi là où les politiques ont échoué. Quelle politique? Où le gouvernement a échoué, voilà. waaw à suivre dinañ ci dellu si waat ci kanam tuuti yaa Sayda gis nga li ñuy waxtaanee. waaw. mu nekk lu am solo. waaw nekk lu am solo xam naa damay bàyyi sama papa mu duggal ni ci actualité bi papa. waaw jërëjëf xanaa di nuyu mbokki Sénégal di nuyu téléspectateur yu Sen TV yëpp. di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi. rawatina gan googu nga xam ne tey moom moo nekk actualité ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm. waaye nag ci biir ay kàddoom dafa am yu ma ci for lu bare xanaa rek ma tënk ci ñaar. dem na ba ne réew mi maanaam toll nañu foofu wala boog bari na ci taxawaayu naafiq man de li ma bëggoon a laaj moom mooy lenn dafa am ñoo xam ne doonoo ne politique ñu ne ñoom duñ ca dugg ñu ne leen lu tax ñu ne am politique ñu ne lu tax ñu ne taxawaay ba moom moo dëgguwut. lan moo indi taxawaay bu ñàkk dëggu ba honorable damaa gis ñii nga xam ne tey ñoom ñooy opposants yi ñoom ci seen biir am ci ñoo xam ne démb ak bërki démb comme ni nga ko limee ca jamono yi Abdou Diouf ba jamono yi Ablaye Wade doonoo meloon ni mu say tey ñu ëlbati ko dem ba seen biir ñuy fàtte siironte ba pare bëgg a ëlbati ko takk ngem bu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo toog ci donkaas ak jotaayu teranga gi ñoom noo leen di tuddee. waaw jërëjëf politique yi. am na façon politique bu ñu mën a tudde noonu wante yow mel na ni oustaz nga. Muhammad ali salaatu wasalaam ca Madina al Munawwara da doon jiite ca jàkka ja ba noppi di signé ay décret kon politique boobee jub na politique bu jub am na politique bu tilim am na. nañu bàyyi jàpp ne politique yépp a tilim c'est pas vrai. yaa ko wax yaa ne taxawaayu naafiq daf cee am. voilà da cee am wax nga dëgg bu baax a baax. yaa ko wax loolu laa bëgg a wax parce que maanaam ba tey foofu dañ koy delloosi ay nit loolu alxuraan a ko waxee man waxuma ko su ñaari mbokki jullit suñu nuñ koy wax fantasiro da nga leen di jubale ñu ne naka la da ngeen di seet ka tooñ nga ne ko yaa tooñ ñu ne bu bañee nag mu ne ngeen sotoo ko su nangoo nag ngeen jubale leen loolu la ñu wax yaa xayti nañu bàyyi. bëgg a jël lépp parce que loolu xam nga lu tax baaxul parce que nit ñi dañuy mujj ne kon ginnaaw ñëpp a yem jarul sonn kon ñi fi ne nañ leen fi ba te kon àddina tukki. waaw defe naa ni loolu leer na buñ ca noppee nag dañuy continuer waxtaan bi rek Binta Mané la ñuy àndal xool lan moo gën a fës ci li site internet yi daal di xëy bind. Binta actualité web nga wax ma bàyyi la nga wax ni ban actualité ngay tàmbali ak ban site moo ko jot a publier. ñu koy tàmbali ak dakarflash.com moom mu dellu ginnaaw ñëwaat ci en 2002 la nga xam ne xewoon na fi mu nekk la nuit du 26 jàpp 27 septembre mu nekk naufrage bateau Joola. mu indi woon li nga xam ne lu toll ci 1800 morts ba tax na nag ku nekk nag doon jël li nga xam ne moo nekk responsabilité di ko jéemal a féete fenn. ñu jotoon ci cité lu toll ci juróom-ñaari nit yoo xam ne ku ci mel ni général de division bi mu nekk Babacar Gaye ku ci mel ni capitaine vaisseau bi mu nekk Ousseynou Kombo ak capitaine frégate bi mu nekk Modi Senghine colonel Maïssa Tamba bokkoon na ci aussi ministre Youssouf Sakho Abdoul Hamid Diop ak ki nga xam ne moo nekk Gomis Diédhiou mu nekk juróom-ñaari nit yooyu nga xam ne ñoom lañ jëloon lépp loo xam ne wàllum responsabilité ci naufrage bateau Joola bi teg ko seen ndodd li nga xam ne nag moo nekkoon justice sénégalaise bi en 2003 dafa jëloon
boobu le dossier rek def ko dossier classé waaye nag waa France ñoom dañoo demandé woon à ce que ñu ubbi li nga xam ne moo nekk une information devant li nga xam ne moo nekk tribunal d'Evry bi boobu la information nag en 2014 jotoon nañoo def non-lieu mais non-lieu boobu noonu dafa am beneen chambre de l'instruction de la cour d'appel bi nekk foofu noonu ci Paris boo xam ne tey dafa ñëw daat koy confirmer gën koo dëggal ba tax na ñooñ noonu ñu jotoon a cité seen tour li leen yoon doon toppee yëpp teggeeku na ba set wecc mën nañoo wax ne bu ñu tëddee mën nañoo nelaw ba yandoor ndax li nga xam ne moom la raison yi ñu koy joxe rek mooy amul disposition internationale bu waral loo xam ne France moom mën na poursuivre yooyu le nit ci boobu le dossier ba tax na daal affaire bateau le Joola naufrage ba ak jéye yi nga xam ne lépp ca amoon jël nañ ko def ko non-lieu kenn daanu ci kenn. kenn daanu ci kenn honorable loolu lañ wax mu bàyyi la rek nga wax ñu ban appréciation nga ci am. naufrage bateau le Joola. def naa ne dinañ ci dellu si waat man gis naa ne intellectuels yi waroon nañu tey bind ay livres yu bare ci naufrage boobu la. mais gisuma ci ay livres yu bare. étudiants yi waroon nañ ci def ay thèse di ci def ay mémoire ak yu mel noonu pour ñu gën a xam parce que suux googu bateau bi suux maanaam jàngoro réew mi yëpp dafa dajaloo ci suux googu. bu fekkonte ne jàngat nañu suux gi ni mu ware te 2002 ñu tàmbali di wëlbati di jubbantiku di faju kon heure bi wér nañu kon toll nañu feneen mais dafa mel ni jàngoro ja juróon joolaa ba tey fajul ba jàngoro ja juróon joolaa ba tey fajul te niñ ko déggee rek mooy buñ ci jële woon jàngat yi ci war heure bi réew mi fu mu nekk daal dina koy dépassé Binta li mooy première actualité bi ma bàyyi la nga jàll ci sa deuxième actualité dañuy seeti seneweb.com moom mu ñëwaat ci wàllum njàng meeg njàngale bi wàllum éducation ñuy wax ne nag xiiro ngaayo bi nga xam ne ñu ngi ko doon nemmeeku ci diggante gouvernement bi ak li nga xam ne moo nekk enseignants yi mi ngi wàññeeku bu baax a baax gannaaw ba nga xam ne ab décision l'état bi jël na ko remboursé somme yi nga xam ne compoon na ko ci salaire u grévistes yi les non grévistes maanaam enseignants yi nga xam ne ñoom bokkuñu woon ci grève bi te bi comp yu ñëwee rek dañoo comp seen salaire lu baax a baax ba jotoon nañ ci lim sax ne 100 000 la commencé jàpp 200 000 ñoom nag ñu ko doon naqarlu lu bëri ñoom nag li nga xam ne décision bi wàdd na rek mooy looñ jotoon comp seen salaire yëpp dinañ leen ko delloo fii ak mois de juin mais aussi leen li nga xam ne ñoom ñu ko xamale rek mooy ñàkk ñu ànd ci li nga xam ne moo nekk ponction de salaire yooyu ndax am na ab loi boo xam ne moom moo ko autorisé mais lenn li nga xam ne moom lañ doon naqaru rek mooy non grévistes yooyu nga xam ne bokkuñu ci seen yoon nekku ci ñu jotoon a dagg seenu salaire ba tax na nag ministre du budget ak ki nga xam ne moo nekk ministre de l'éducation ñoom tombé nañ d'accord ci boobu les décisions ba tax na dina am fin de mois de juin bi incha allah képp kuñ daggoon sa salaire te bokkoo ci yooyu la grève dinañ delloowaat somme bañ ca jëloon mais aussi ñi ngi wax ne mën na am en vue ab rencontre boo xam ne dina am ci diggante Macky Sall ak yooyu la enseignant. xanaa dinañ am aussi ndàmpaay. loolu mbuusi rek ñu indi ko ci. ndax dañ leen a tooñ. waaw li moom moo nekk deuxième actualité bi honorable am ñu jàpp ne tâtonnement dafa am ci biir mbir mi rek léegul donte ne kilifa diine yi wax nañ ci ba mu sedd mais problème
problème bi déwén encore une fois dinañ gisaat lu mel ni lan moo ci sa xalaat. c'est ça xam nga dafa am nit ki bu amee hypertension artérielle maanaam day dëktu ci sa bopp muy metti soo jëlee aspirine mu dal mais lay faj feebar bi du aspirine. calmant la donc waaw fi mu nekk calmant la ñuy joxe pour yëf yi dal ba déwén mais buñ ko fajul bu déwénee day dikkaat te bu dikkaatee déwén day gën a mettiwaat déwén jéeg mu gën a tee metti moo tax man dama wax ne il faut daal ñu toog seetaat mbir mi ca reen ba la ñu war a seet école bi ba fi tubaab bi jógee école ba mu fi bàyyi woon daanaka liñ ci soppi bariwul président Wade góorgóorlu woon na ci yokk école yi yokk mais contenu bi ak orientation bi moom la ñu war a seet sànq maa ngi lay wax sama vision parce que sama vision maanaam oto sax soo ko dawalee jëm Ndar da ngay am vision boo amul vision doo dem problème bi mooy loolu daara yi tey ni mu bare ak école bi nu mu war a demee ñi jàng arabe ak école bi nu mu war a demee suñu làkki réew mi ak école bi nu mu war a demee donc ab système la boo xam ne dañ ko war a tëggaat dañ ko war a fentaat soo ko fentee kenn ku ne gis ci boppam bu ñu dawalee juróomi at fukki at rek affaire bi sotti. et puis honorable aussi ni ñuy sauver année scolaire bi de justesse mu nekk loo xam ne doy waar na ñu gis ko yéen bi ngeen nekkee au pouvoir ñu gisaat ko mu nekk loo xam ne Sénégal loolu dafa nekk loo xam ne constance la. dëgg la mais mën naa wax ne man bi ñu demee seeti jàngalekat yi wax nañ ñu ne ci 2012 maanaam bi fi nga xam ne Abdoulaye Wade pare na amatuñu woon benn contentieux ak gouvernement Abdoulaye Wade donc contentieux yi ñu am nii yépp ci gouvernement Macky Sall donc demoon nañu ba nar a am ak situation d'accalmie mais même bu situation accalmie amoon man jàpp ma ne tollu tekki na ne kon réglé nañ problème mu école non c'est-à-dire grève mën naa bañ a te am nit ñi di jàng ak yooyu mais fekk réglé woo problème école bi il faut ñu tëggaat école bi réinventer école bi. te honorable exemple bi nga jël moom mooy da ngay jël calmant ñuy xamal ne am na calmant bi boo koy faral di jël di ko jël bu yàggee aussi dootul mënati fajati sa maladie te boobu dafay fekk mu trop tard donc nañu régler problème bi mu daal di jeex ñu bàyyi sauver année bi mais nañu sauver jàng bi encore une fois. Binta ba bàyyi la nga def. ñu tëjee ak dakaractu.com actunet.sn moom mu ñëw ci affaire pêche mu nekk direction de la pêche ñoom ñooy avertir ñi nga xam ne ñoo nekk les pêcheurs sénégalais ndax bu ñuy xool ci semaine bi nii na def ne loolooy opposition fii depuis 2012 ku fi manifester jàpp nañ la tëj la kaso mbaa ñu yóbbu la police nga am fa ñaari fan ñetti fan fanaan ci karo yi et cetera c'est pas possible 60 ans après l'indépendance dafa doy waar trop bon donc nañu fexe ba situation bi dal bu ko defee ku nekk dem toppatoo ji sax bu boobaa nag la ñuy seet ñant ñoo mën a ànd
maanaam ñii ñoo bokk gis-gis ñii bokkuñu gis-gis ñii bokk nañ ko fii wute ko fee nangam yooyu moom c'est après mais fi ñu tollu tembe li ëpp solo mooy ñu fexe ba réew mi teguwaat ci yoonu démocratie. mais kon da ngeen gis ni démocratie bi ñëpp doon ndamoo jëm ci Sénégal. xam nga gars yi ngay wax ni yaa ngi naan cocktail mais cocktail bi kay ci ñoom la ëppee. waaw mais lii ñoom mooy yéen rek c'est-à-dire c'est un constat général boo nga xamante ni dañu ko def en 2000 noonu la demee woon. y avait des gens yoo xamante ni dañu fi bëggoon jëlee socialiste. en 2012 c'était la même chose. li ëpp solo je crois mooy bu fekkee ñëpp d'accord nañ ne vote bi tegu na ci yoon wala dina tegu ci yoon li ciy des mooy ñi mën a ànd yaakaar nañ ñoo xaw a jege gis-gis par exemple kii ne mbay mi moo ëpp solo ci Sénégal ku ko yëkkati réew mi kii ne déedéet industrie moo ëpp solo ku ko yëkkati réew mi kii ne non nañu jiital njàngale mi yooyu la ñuy warante kii ne wér-gu-yaram yooyu la ñu war a di warante ci am réew opposition ak pouvoir loolu la ñu war a discuter mais yii ñuy discuter diwa nga ca kaso ba diwa nga ca police ba diwa nga ca tribunal ba yooyu war nañ ko weesu mais yéen duñ leen ci dégg yéen ñu tàmmal loolu alors yéen mais bu fekkonte gars yi dañoo xeex ca plage ba ku ne dinañ la invité laaj la kurpeñ yi nu mu demee yàgg waa ji ku gagné. yooyu moo intéressé. mais aussi njàng loolu feebar la nag feebar la. honorable njàng meeg njàngale mi aussi bëri na problème ndax opposition bi lan moo war a duñ leen ciy dégg ñuy communiquer di ci joxe seen avis aussi. avis bi ñu ciy joxe daal mooy ne ñu ngi ci wetu jàngalekat yi di leen jàppale. parce que dañu signé ak gouvernement bi li ngeen di laaj mën naa ne te dinañu ko def ba noppi defuñu ko nag ba noppi ne bu ngeen fi waxee sax ñu dàq leen. est-ce que du avis opposant. voilà non man ba ma nekkee ci gouvernement aussi je disais on ne peut pas signer ba pare te doo respecter. boo signer da ngay respecter boo mënul a respecter nga ne du ma signer. mais mën nañu saluer liggéey bi nga xamante ni kilifa diine yi def nañu ko quelque part dafay wane ni kilifa diine yi dañu am suprématie ci les politiciens wala. boobu comparé. opposition bi yéen a wax loolu débat d'idées dafa amul ci Sénégal nañu ko wax. mais dafa war a am non mais kooku la faute à qui. man ngay waxal. non yow laay waxal parce que yow yaa nekk njiitu front patriotique pour la défense comme man ngay de la waxal République. mën naa la tontu. novembre 2013 def naa këyit goo xam ne ab téere la téeméeri page la ak juróom fukk ma wax ci ma vision du Sénégal. wax naa mbay lan mooy place am njàng ak njàngale lan mooy place am wér-gu-yaram naka la war a demee industrie naka la war a demee lu ne école bi lu ne wax naa ko ci te mi ngi ci internet. mais apparemment dafa mel ni kon dégluwuñu la parce que njàng meeg njàngale. waaw xam nga Sénégal dafa jàngoro yi dafa bare booy wax lu amee solo noonu du am yéen mosu leen maa invité fii di ma ci laaj keneen nit invité wu ma di ma ci laaj. raison baaxut c'est une mauvaise comparaison. lu tax nga wax loolu. c'est-à-dire maanaam looloo yàq réew mi nag far ma wax la ko tey. yéen bu ngeen tëlee. lool sëriñ si fexe ba mbir mi saafara wu koy nga ne looloo yàq réew mi. bon d'abord tële kay moo yàq réew. d'abord tëleeg bañ a tële kooku ñi yor réew mi di discuter ak enseignants yi nga ko war a wax. pas opposition politiciens yëpp damay mën non loolu dafay yomb ba mu ëpp. non damay mën ma ne ñi ñu fi teg dénk leen réew mi ñoo war a régler problème bi. c'est pas parce que ñoom réglé wuñ ko ñu war ne kon yéen a ñëpp a yem xam nga loolu itam. non mais yéen tamit am ngeen seen mot à dire par rapport ak loolu. dama ne nanu moytu Sénégal aussi taxawaayu naa fiq daf fi xaw a bare nañu moytu yooyu ki nga dénk mbir mi te mënu koo defar booy tuumaal moom ngay tuumaal waaye waroo jël ka toog fee doonul dara ci mbir mi.